www.senegal7.com, le roi de l'information en temps réel. Suivez-nous sur YouTube, Facebook et Instagram. Téléchargez l'appli Sénégal 7 sur Apple Store et Play Store. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel. mbokk ñuy teewlu ci Sénégal 7 dal leen nag jàmm ci jotaay ji ñu fas yéene sekk ak madame Diop Blondin Ndeye Fatou Ndiaye nekk coordonnatrice adjointe avenir Sénégal bi ñu bëgg madame ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di la gërëm ci entretien bi ma may ma waxtaan ak seen internautes yi di leen nuyu ñoom ñëpp di ñaan yàlla lépp lu ñu fi wax rek amal njëriñ askan bi. jërëjëf madame fu ñuy tàmbalee mooy coow li nga xam ne nii moo lëmbee Sénégal fu mu toll nii. ki nga xam ne nii seen allié moo ci impliqué wu d'abord muy Ousmane Sonko. coow loolu yow question bu njëkk bu ma lay laaj mooy nan nga ko gisee. waaw ginnaaw bi ma waxee leneen ci sama xalaat ak sama xam-xam bu gàtt. ni moo ëppoon solo mooy tey jii presque am nañu 4 fukki nit yu ñu gis yu positif ci Covid muy nekk lu rëy lu xam ne ñépp la war a jaaxal ñu teg ko ci suuf nekkati di wax ci loo xam ne pour man maanaam mbirum Ousmane Sonko boobu lu ñu tabax la. ndax bu ñu mënul wax ci li xew ca biir bàyyil ko justice bi ba am ci lu ñu leer ñu ci soog a wax gannaaw ñoom ci seen bopp seen communication ak seen système de défense seeni avocat ñi ngi def liggéey bu mucc ayib di ci def liggéey bu baax bu mët solo bu am solo boo xam ne ñun ñi ànd ak moom fu ba fiñ ci toll nii suñu xel tey na ci ñun nag ñuy wax leen ñun dañu am koo xam ne ñi ngi ànd di ànd nag mi ngi commencé yàgg tuuti def ak moom ay tournée def ak moom ay réunion bind ak moom ay këyit moo ko partem suñu parti yi ànd bind ay këyit bëgg wax naka la ñuy defee Sénégal loolu yépp buñ ci yeggee ñu gis ne que nit ku màndu la nit ku suufeel boppam la nit koo xam ne bëgg na Sénégal bëggal na Sénégal lu baax ñi ko xam ak ñi ko xamul yépp yëg ko ci seen yaram ba nga xam ne tey jii pratiquement ñi koy jàppale yépp dañ ci ay waxam ak ci melokaanam lañ ko soppee du koo xam ne dafa yore ay mallette du koo xam ne dafay woote ay ci bokk ndax bokk nañ ci diine ndax bokk nañ ci tarixa ndax bokk nañ ci fa ñu sosoo ndax ñoo bokk ethnie ak yu demee noonu déedéet dafay waxal Sénégal yépp moo tax ñi koy déglu mën ko témoigner loolu ba xam ne kii projet lay incarné ci Sénégal et encore une fois incarné parce que bu ñu yegsee ci liggéey bi équipe lay nekk forcément mais daf ko incarné loolu moo tax nit ñi wóolu ko loolu moo tax nit ñi fekk si ko kon boog bu fekkee ne liggéey nga loolu def ko ci assemblée dem campagne électorale def ay entretien ak ay journalistes loolu yépp ba nit ñi commencé xam kii mooy kan nit ñi sopp la bu ñu laalee ku mel noonu foog nit ñi seen xol jug su ko defee ñu daal di ne lii mooy lan buñ ci boolee nag kiñ ko seqal mën naa wax sax ñiñ ko seqal nga xam ne nañu def saa yu ñu gisee koo xam ne rek mi ngi jug ñu ci seen xalaat ne sénégalais yi ñi ngi sopp kii ñu daal di def lépp lu ñu mën ci seen xam-xam ba def sax loo xam ne waruñu ko def du yoon ba daal di jël kooku éliminer ko politiquement moo tax nit ñi ñaaw njort moo tax yëf bi yegg si ba fii ñu war ci bàyyi xel nag parce que dëkk bi muy ñoom ñun ñëpp sénégalais lañ kon dañu war a njëkk a transmettre jikko mais lii ñu jëm nii mësuñu yegg fii ci Sénégal dem bañ naan nit dañ koy topp di ko seet di ko xoolal fu muy dugg ak fu muy dugg alors que yow yaa ngi woote
ne réseaux sociaux yi musiba la ci dëkk bi yaa ngi woote ne jeunesse bi dañ leen di privé de réseaux sociaux ah muy mel ne que yow da ngay jëfandiku réseaux sociaux yooyu ak données personnelles yooyu ngay wax ne que dañ ciy jëfandiku lu bon yow da nga mel ne ku koy jëfandikoo pour di ko xeexee rawatina justice rawatina ay enquêteurs rawatina assemblée nationale bu Sénégal yegsee ba foofu nag ñépp la concerné xeexuñu ndax nit de dañuy xeex ndax principe ndax bu paree ci moom gannaaw ñaar jàll nañ ci muy ñett keneen ku fi ñëw noonu lañ koy doxale kon fi ñu toll nii moment bu am importance la ci démocratie sénégalaise loolu moo tax ñi nga xam ne sax duñu topp politique ñi ngi jug di wax parce que ñëpp a ngi naan mais Sénégal ban la ñu nekk ak Sénégal ban la ñu jëm foofu lañ toll tey ji waaw ci wàllum réseaux sociaux yooyu nga wax sax dinañ ci ñëw ci biir débat bi may fàttali ne nekkoon nga ministre ci jamonoy Abdoulaye Wade ministre chargé des nouvelles technologies de l'information et de la communication te am na dogal yi nga xam ne ni tàmbali naa jóg ci nguur gi mais bu ñu desee ci affaire Ousmane Sonko bi kon yow nu ma la déggee nga wax da ngaa jàpp ne complot la maanaam loxo moo nekk ci ginnaaw plus précisément loxo njiitu réew mi Macky Sall moo nekk ci ginnaaw ba may gis leneen ba may am preuve ci leneen pour man complot la xëy na du complot rek xëy na leneen am na ci parce que xaw ma ci dara mais li wóor ba wóor mooy complot am na ci ndax complot mënul weesu benn nit jug porter plainte journaliste njëkk ko yëg ki ñu porter plainte benn journaliste moo woote du bulet de bu dee du gulet tamit dañu bëggoon leneen Sénégal pour man loolu du argument léeg-léeg ñu wax nguur gi nekk ay luubal ak ay jëf-jëf yu bon am na fi ñu daal dee ne amoon na fi démb kon mënoon nañ fi bàyyi ñu woon démb bu fekkee ne loolu mooy tontu bi kon leneen la ñuy xaar ci ñoom lu dul du man rek bu ñu dellu si waatee ci mbirum Ousmane Sonko bi li tax ñi xalaat ni complot la fi ñu jóge la 2012 ba léegi li fi jaar yépp moo tax nit ñi njort ne li complot rek la mën a nekk seeni méthode la seeni taxaw nañ sax ba naan bi yoon comme bàyyi naa njuuj njaaj président def discours taxaw naan léegi comme am nañ deuxième mandat nañu bàyyi njuuj njaaj xam nga loolu du avoué la beneen complot bi mooy taxaw na fi 31 décembre ne am na dossier yoo xam ne su ma ko yëkkatee dëkk bi tas mooy am na dossier yu ñuy noppi ak dossier yu ñuy bàyyi mu dem beneen bi mooy OFNAC ak yeneen wax nañ fi waxaat fi ay dossiers yu bare ba sànq ba tey gisuñu procureur yéey ci yàbbi ci bi gën a rawati nag mooy mbirum Karim Wade ndax mbirum Karim Wade procureur daf ci def ay sorties def ci ay tuumaal yu rëy ay nit ñu dem ba ca kanam ñu gis ne benn nit rek lañu soxla woon ñeneen ña ñu tuumaaloon ñu jël leen ci wetu nguur gi jox leen ay responsabilité kenn xamul sax à partir de quel moment sax lañu tëj dossier bi kenn déggatul ci dossier bi ñu jékki-jékki ñii ñu nommé leen ay poste fii ñii ñu def leen ay ministre te kenn xamul fan la dossier bi mujjee mu wone ne que donte nit ñi d'accord nañ ca début ba ne war nañu càmbar xaalis régime bi fi jóge woon anam yañ ko defee woon leneen lañ ci jubaloon lu dul sàmm alalu askan bi ñu ngi ci jëme woon ay complot ay xuloo ay xeex yoo xam ne mbirum politique rek moo ko lal ba nga xam ne fu mu nekk ni man ci sama coobare bopp amuma benn tarfatal ay nit bu ma wóoloo ñi ñu jiite ci mbirum justice ci mbirum lu ñuy wax loo xam ne dafa war a defar dëkk bi te encore une fois bi ma ko waxee ci njëlbeen ba suñ doon dëkk boo xam ne vraiment dañuy toppatoo lu am solo war nañ wax li xew ci Casamance lan la exactement lan moo xew ca frontière ak Guinée-Bissau war nañ ci am ay détails yu rëy
war nañ ñu wax ci Covid bi 400 personnes yi nga xam ne ci lañ jëm 30 000 cas yi ñu jëm war nañu leeral askan bi sur des choses aussi essentielles war nañ ñu wax ndaw si nga xam ne sage-femme la feebar nekk xale ñu koy wutal oxygène te ñu ne génn nañ 60 milliards dugal ko ci infrastructure sanitaire yi moom mu nekk personnel sanitaire ñu war ko gën a aar parce que ba tey jii bu vaccin yi ñëwee personnel sanitaire ak ñi jëm mag ñooñu la ñuy jiite ci kii aar bi kooku lu dul oxygène rek amu ko ñu di ko wër ba mu faatu xam nga loolu lu naqadi la ci xol lu naqadi la ci xol ci Sénégal mu waroon tey jii ñu war a interroger lu tax loolu war a corriger li ci nekk war a corriger li ci nekk mais dafa mel ne yi gën a am solo dañ koy nëbb dañ koy teg ci suuf daal dee wut ay coow daal dee wut su ko defee ñépp nekk ci guddeeg bëccëg di ci wax ñu koy naqarlu bu baax ci boobu Sénégal ñuy dund. maanaam da ngaa jàpp ne kon écran de fumée la bu ñu soulever pour nëbb yeneen affaires yi nga xam ne ni aussi taxawoon ngeen ci temm di ci xeex. bu ñuy mujjee waxtaanoon nañu lu bëri ci mbirum Aliou Sall kii ni mel. parce que aar lu ñu bokk nga nekkoon et cetera. Aliou Sall blanchir nañ ko aussi donc yooyu aussi dinañ ci xuus. waaw mais aussi am nañu ne Ousmane Sonko tamit même bu dee complot la aussi bu taqewul woon tamit buñ ko woowee rek dafa war a dem wuy ji parce que ku deful dara it. seetal sa bopp dina yomb est-ce que jaadul woon. même avec immunité parlementaire ak yi demee noonu mu dem rek wuy ji daal. ngir wane daal bonne foi am. xam nga bu doon nguur boo xam ne. day doxal justice. amul kumba am ndey kumba amul ndey. ku ñu woo doo am xel ñaar. man participer naa ci benn dossier parce que bokkoon naa ci gestion gouvernement bi jiitu. ñu am ay enquêtes yu ñuy def. ñu laajaat ñu. mais ba ñu yegsee ba ca biir benn nit rek la ñu soxla woon. pourtant amoon na nit yu bari yu ci laal. te ba ñuy def enquête. responsabilité yu bari feeñ na ci. mais benn nit rek la ñu soxla woon. tey jii parce que gendarmerie day def enquête am man njort naa ne ñi ngi def seen liggéey na mu waree ah. mais à un moment donné. le parquet. dañ koy wax defal walla bul def. de la même manière que am na magistrat yuy def seen liggéey bu mu mat sëkk. am na magistrat yoo xam ne ñi ngi bëgg doxal seen justice mais am na koo xam ne mooy acte déclencheur. kooku dafa am rapport hiérarchique avec la chose politique. maanaam ay kilifaam ay kilifa politique lañ. ñooy wax demal walla demal. kon bu dee lool la. nga xam ne yow ñi ngi lay wut fu nekk. ñi ngi lay seet fu nekk. benn accusation boo xam ne yow xamoo sax nu mu demee. yow ngay kilifa ci dëkk bi. bu ñu jëloon benn ministre. ne ko tey jii seen nañ la ci baar. xeex nga fa gaañ nga fa ay nit. kaay wuyu gendarmerie. mu toog bureau nga defe ne day jóg rek dem. daal dee démissionner ministère dem kii. c'est-à-dire ak accusation yi. ak ban type de la ñuy wax. c'est-à-dire dëkk dafay dox ci yoon ku ci nekk xam lan mooy sa kii parce que doo nekk tey jii chef de l'opposition de fait voilà parce que ki waxoon ne je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression mais bu ñu seetee ba seet Sénégal ci boppam la bëgg réduire à sa plus simple expression à savoir lui-même parce que loolu la def APR est réduite à sa plus simple expression moom rek ñi ci des ñëpp duñ dara kon loolu la xam kon kooku boo xamee yàpp rapport hiérarchique ak enquête bu la wooyee sa xel du dal sa xel day ñaaw danga naan lu waral lii ak fan laa jóge est-ce que bu ma fa yegsee benn butéelu ndox rek bu ma ko fa naanee sax ndax musiba duma dal foofu lañ toll tey ji Sénégal foofu la ñu indi xel yi tey jii Sénégal te loolu am na kenn rek ku koy liggéey parce que avant mel woon ni dañ daan xeex et encore une fois Covid bi
am na ñu ci seetlu bu bari Covid bi dafa salfaañe démocratie ndax suñu mbéngalee Sénégal ak dëkk bu mel ne Portugal près de 12 millions d'habitants la ñetti téeméeri nit ñooy dee par jour 300 personnes ñooy dee par jour amu fi tour de vis de sécurité bu mel ne bu Sénégal 300 personnes ñooy dee par jour ñun ba Covid bi commencé ba léegi ñi ngi jëm ci 400 presque léegi mu at kon lu tax ñu ne Sénégal yëpp dootoo manifester dootoo réunion dootoo taxaw ba génne ay char bay persécuter nit ñi Covid bi am na ñu ci def ay njàngat dëkk yi nga xam ne ay apprenti dictateur yoo xam ne ñi ngi jëm ci dictateur ca la ñu jëm dañ ci jël daal di koy jël comme prétexte mbubboo ko pour jéem a seet naka la ñuy nootee démocratie naka la ñuy téye opposant kon boog fii ñu toll nii Sénégal dañoo war a taxaw parce que li ñuy xeex encore une fois dafa jaar ci Ousmane Sonko rek mais li ñuy xeex raam loo xam ne lu bon la mi ngi law ci biir Sénégal loolu la ñuy xeex. waaw Ousmane Sonko tamit ñëpp xam nañ ne c'est le porte-flambeau de l'opposition fu mu toll nii depuis ralliement Idrissa Seck surtout mais aussi naïveté est-ce que mënuñu ko joxoñ aussi baaraamu tuuma parce que un présidentiable di fréquenter yenn salon yi ak yenn milieux yi aussi est-ce que loolu tamit du faiblesse am de sa part. loolu analyse la parce que boo nee naïveté kooku jugement de valeur la yaa ngi juger nit ki personnellement kooku xam nga duñ ci mën a sori ndax waroon na moytu ndax waru woon moytu man li ma gëm mooy muy Ousmane Sonko muy Khalifa démb muy Karim barki démb muy keneen kuy ñëw suba ku fi jug dinañ toog waxaat sa wax ku fi jug Sénégal Macky Sall dina la sàkkal pexe ba ñu taxaw di wax naan mais lu tax lu ñu waxoon ci Khalifa lu ñu waxoon ci Karim kon ku ci nekk tey jii muy sa téléphone muy sa ordinateur muy ki lay liggéeyal sa kër muy ki lay dawalal muy kiy jaay banaana ci mbedd mi mooy ñi ngay waxal fu nekk ñi ngi fay seet kan moo ci woyof bopp ci ban fan la ñuy jaar pour ñëw yegsi ci sa kaw kon ce n'est pas là le débat leneen moom mën nañ ko wax mooy dafa am ñu bare surtout ci xale yi Ousmane Sonko mooy seen président parce que dañu jàpp ne élection yi fi jóge ay njuuj njaaj la te comme xam nañ ne que ki yegsi ci deuxième bi mi ngi doon deal pendant que nit ñi di ko fekk si defe ne mooy opposant mi ngi doon deal pendant que ñi ngi koy ñi ngi dajaloo di seet ndax mooy moom la ñuy jox statut de chef de l'opposition ñu ko fi wax pendant ay weer kon kooku xam nga bokkul woon kon ñoom dañu jàpp ne kii mooy seen président kon bu ñu defee analyse sociologique boobu ku mel noonu soo ko laalee laal nga lu rëy te nag li xale yi def ñu ci massawu képp ku ci am lorange muy xam sa yëf muy xam sa yaram muy xam sax tiit banaan sax ndax sama koñ bii fii laay dëkk ndax tali bi fii laay aw xaaral ma gaaw ñibbi bala muy am loolu yépp li ñuy wax psychologique képp ku ci am loraange ñu ngi lay massaw mais may rappeler ne lu fi xewoon 1960 ba ñu am indépendance lan moo fi xewoon 1968 lan moo fi xewoon avant 2000 lan moo fi xewoon avant 2012 fuñ ci toll rekk askan day jug xeex parce que injustice moo am te may fàttali que nit ñi ne mën nañ analyser oto bi toj oto bi lakk surtout taximan bi nga xam ne moom loraange bu rëy am na ci ñi nga xam ne dañ ci gaañu wante bu ñu waxee dëgg ba wax dëgg lan moo tax oto yi lakk Sénégal nañu bàyyi waxi xob yi te bàyyi garab gi
lan moo jur xob bi xob du jug rek noonu lu tax xale yi dem lan moo tax xale yi foog ne que Ousmane Sonko leen woo de nee na daal bu jëree jaay bakkan sax loolu benn yëf la ci li ci jiitu mooy ki wax ne suba dana ko jëli lan moo tax léegi nañu dépiler Ousmane Sonko daf leen woo lu tax Ousmane Sonko woo leen dañ ko wax ne ko suba dañ la jël si ak nu mu mënti demee suba dañ la jël si non moom kay dañ ko convoqué woon ne ko kaay wuji 11h section de léegi recherche bu ñu seetee yeneen dëkk yi naka la ñuy gérer parce que police quand même war na am xam-xam am na fa xam-xam am nañu xam-xam maintien de l'ordre et non pas la persécution des gens force de maintien de l'ordre lañ wax maintien de l'ordre boobu du lacrymogène rek du oto booy sotti ndox bu tàng rek mooy d'abord anticiper ki taxaw ne am na ñoo xam ne su ma leen arrêté dëkk bi lakk kooku war na xam ne Ousmane Sonko ci la bokk wala war na ko xam wala bokk ay ñi nekk ci côté am rek lay xool waroon na xam ne kii su ma amee ak moom loo xam ne war na am l'enquête war na am nu mu demee jaarale ko ci yoon wante bala nga naan nii toujours les mêmes waa ministère de l'intérieur waa parquet bi ñëw taxaw wax ci ondi wax yu ñagas presque ñàkk teggin mais loolu dina indi réaction et en chaîne parce que lenn mën nañ ko wax tey jii ñi jug ñëpp Ousmane Sonko yëkkatiwu leen de waxu leen ne jug leen de ñoom ñoo gis jugal seen bopp parce que le matin bi fay nit ñi di dem mais dara xewul ci kër ga man fekkuma Dakar mais am nañu jug dugg tranquillement toog ci kër ga waxtaan ak moom ba ñu yeggee ba ci foofu lu tax police war a xam kan mooy kii war a xam ñan ñoo ànd ak moom war a xam ban circonstance la ñu nekk compte tenu li dal Khalifa li dal kii lu tax defuñu li war ba def maintien de l'ordre kooku tamit boo seetee fan yi beneen dëkk boo xam ne bu ñu jege la France dañu dem ba tuy wax li ñuy wax les beauvaux de la sécurité maanaam dañu toog ba ne war nañu boole force de l'ordre yi gendarmerie police yi wax leen ne que population bi du seen ennemi lu tax yow boo ñëwee ne da nga fi nekk pour aar nit bu la gisee daw lu tax loolu parce que ñoom ñëpp ay dof lañ yéen rek ay nit ñi nekk ci nguur gi buñ la gisee dara du leen ci fekk yow boo taxawee wax ak policier wax ji xaw a ñagas yow kaso ngay fanaan après ñuy soog a enquête mën nga fa def une semaine après ñu ne la génnal dara du la fekk boo bokkee ci biir nag mën nga yore maletu milliard ñu jox la liberté provisoire nga toog sa kër loolu yëpp a ngi fi donc dëkk buy doxee noonu c'est normal que population bu ñu gisee ñi ànd ak ñooñu ñu ñaaw njort ne ñii lu bon la ñu ñëw wut si ci ki ñu àndal ak ñun boole ci leneen tam violence bi nañ ko xool lu tax ñu infiltrer nit ñi dañu fees dell waa police déguisé banalisé ànd ak ñoom parce que lu tax ñu xam ko parce que ba yëf yi tàngee dañu jàppale waa police di wane ne diw mooy diw kon dañu infiltré woon bokk ci nit ñi kon kan moo def violence ci ñi nekk foofu ñëpp ak kan moo ko deful kan moo indi xel ñaar kan moo indi nekk lii fii jàmm du fi mujj kan moo ko indi responsabilité yi nañ ko situer de bout en bout bu ñu bëggee am dëgg mais buñ ne rek gis naa xale bi sànni xeer nañ ko jàpp moom rek la affaire xeer rek la déedéet du affaire xeer rek de la même manière que affaire Sonko du affaire massage rek leneen lu bare mi ngi ci moo tax avocat yi ñëw tey
ne leen won leen ñu li tax ngeen di dindi immunité parlementaire am xanaa nit du jug rek porter plainte benn député rek ngeen ne da ngeen di dindi immunité parlementaire am nañ taxaw xool fond de dossier bi ñun ni ngeen amee information bi ñun tam ñu am droit à la défense droit à la défense ba pare présomption d'innocence. kon yow d'accord ci lever immunité parlementaire. non dama ne nañ ko lever ci lu ko jar. déedéet nañ ko lever sur des faits précis parce que c'est quelque chose c'est pas un acte anodin. c'est pas du jëm rek dem wuy ji ñëw. procédure la ci biir assemblée. ay commission tel réunir yeneen commission réunir ñoom ñëpp ñu xam fond du dossier bi. alors que c'est des députés bokkuñu. ñoom bokkuñu ko ci kii tuumaal. bokku ci ki ñu tuumaal. ñoom ñëpp ñu yore dossier bi. kooku c'est pas banal. kon buñ koy def dañ ko war a sukkandiku. ci lu dëgër. man foofu laay waxe yow nu mën a déggee daal ni nga dépeindre régime Macky Sall presque dictature la kuy éliminer ay opposants lim nga Karim lim nga Khalifa Sall léegi nga ne ñu ngi ci tànku Ousmane Sonko mais à quelle fin ci ki nga xam ne ni peut-être mu ngi ci dernier mandat en principe. parce que bu ñu saytoo pays africains yi te du ñoom rek. defe naa ñu amoon lu baax sax ñu ngi jéem a dellu gannaaw parce que bu ñu gisee dëkk bu mel ne États-Unis ñu tuddee seen bopp la plus grande démocratie du monde benn président def lu mu def ñu ne fan lañ jëm asamalaak ñun ñi nga xam ne kooku ci boppam am na tudd bu ñaaw tudd bu salte bu ñu tuddee muy wane ne ñenn ñu ànd ak ñoom tey jii dinañ ne ci ñi dëgg la parce que bu ñu seetee li xew ci suñu wet li xew Guinée li xew Côte d'Ivoire li xew Ouganda ci fan yi néew li xew Mali ca ba gën a sore li raam ci Tchad li xew Centrafrique bu ci nekk ak schémaam mën nga xalaat ne Centrafrique waa Bangui rek ñoo voté waa Bangui rek mu mel ne Sénégal ñu def élection Dakar kese voté ñu ñëw ne les élections sont valides kii nekk na président loolu xew na fii Afrique ñu ñëw ñeneen ñi leneen mooy seen way léegi jël opposant tëj ko muy Guinée muy Côte d'Ivoire muy Ouganda bi dem ba toroxal Ouganda toroxal jabaram presque simmi ko ci mbedd mi ndax moom ci boppam activiste la woon da leen doon résister loolu moo xew Afrique ba nga xam ne ñi xamoon lu baax sax ñi ngi koy xaw commencé fàtte boole ci nag jóge nguur dafay metti ci ñi nekk fii ndax dossiers yi bari nañ ndax corps de contrôle yi ñi ngi def seen liggéey IGE ñi ngi ay seeni dossier bala ñuy ñëw ci affaire yooyu dëkk yi nga lim yépp ay dictature presque ñoo fi nekk wala ay dëkk yi nga xam ne ni seen président da doon wut 3e mandat bu ci mel ni Guinée ak Côte d'Ivoire kon yow da ngaa njottu ne Macky loolu lay yóotu 3e candidature lay wut wala bokk koo xam ne moo ko fi nekkal mu wóor ko ne lii dossier yi fi nekk yépp kenn du ko yëkkati jege na Idrissa Seck de mbaadu moom la ñuy moo xam ñun daal li ñu xam mooy tous les cas de figure dinañu def non seulement benn proposition politique bu crédible bu Sénégal yi mën a du parce que dëkk bi duñ ko foyee te topp di fayu ak defante tabaxul dëkk dañ koy bàyyi muy def lu bon wante saa yu defee loo xam ne dafay gàkkal suñu démocratie bi daf ñu fi fekk ñu taxaw ni mu déterminé noonu la ñuy déterminé ñu xam ndegam armée sénégalaise ñu xam ak partenaires yi mu compté ñu xam ak yenn kilifa yi ko jàppale dañuy rey 1000 sénégalais pour que moom mu nekk président est-ce que loolu noonu boobu Sénégal la ñu bëgg ñun ñëpp est-ce que boobu Sénégal
même bu dul moom keneen bu ñëwee ci Sénégal boo xam ne loolu catastrophe yooyu yegsi na fi mais ban dëkk ngay gérer kenn bëggu ko kenn bëggu ko kon boog tey jii ki yore doole moo yore defar jàmm ki yore doole mooy indi jàmm wante bu fekkee ne yow sa ay opposant yaa ngi leen di traquer yaa ngi leen di tuumaal ñi mu àndal ñi nga rajee leen ñi nga defal leen procès ngay dem ba seeni kër gendarmerie dem na ba kër yaayu Ousmane Sonko Ziguinchor fan la ñu musee gis loolu ci Sénégal fu ñu musee gis loolu ci Sénégal yépp ci politique rek yow kii daxa nga ko kii def mais loolu mais loolu yépp pour yow nga nekk président yow kese man moo tax ma ne politique yi am nañ ñun rôle bu ñuy jouer yàgg nañ di wax naan citoyen yi voilà yéen surtout bi ñu nekkee di xeex ci mbirum pétrole ak gaz bi ñu demee ba ci yàgg waaw citoyen yi bu ñu leen wooyee du ñu génn loolu lañ leen wax tout le temps non mais citoyen yi saa yu amee lu leen ko jaral kenn du woo kenn kenn du woo kenn seetlu nañ ko quand même ci suñu histoire 23 juin yi demee noonu suñu jotaay bu mujj yaa nekkoon coordonnatrice aar lu ñu bokk nga doon coordonné ñu doon xeex leeraange gi ci wàllum pétrole rawatina ci affaire Aliou Sall affaire Petro-Tim mais mujj gi gis nga mbir mi nu mu évoluer Aliou Sall blanchir nañ ko mën nañ sax yaatal ba ne aussi même ci 94 milliards yi bokkoon ngeen ci ñu doon joxoñ baaraama tuuma Mamour Diallo aussi blanchir nañ ko yooyu décision nan nga ko gisee bon 94 milliards yi ñun porté wuñ ko parce que affaire la entre Ousmane Sonko ak Mamour Diallo mbirum pétrole bi waaw boobu porté nañ ko loolu yëpp dafa bokk ci bool bi tax lii yëpp am Sénégal mel nii parce que ñëpp a xam ne que ni ñu defee instruction bi yow ñi nga xam ne dañ leen nommé ci dossier tey jii ñi ngi soupçonné rek ndax dem naam demul Ousmane Sonko ndax am na rapport ak salon bi wala amul rapport ñu naan dañuy dindi immunité am ñi loolu yëpp ñu ngi koy càmbar ci loolu mais figurez-vous que Aliou Sall kenn woowu ko laaj témoin assisté lañ ko jël boobu Sénégal lañ dund ba sànq ba tey ci lu mat des milliers de milliards te may rappeler li gën a garaaw ci man mois de mars la ñu élire Macky Sall mois de juillet la frère am dugg ci problème ci affaire bi timing bi moo gën a garaaw pour man li ci des parce que politique bu ci yàggee dañ naan sax xaaral ba nga yegg si ba gis réalité ci terrain bi et cetera mais yow yaa ngi yegg si def lu mel nii c'est des circonstances aggravantes mais yëf bi jeexagul de seen instruction fii la ñu def lu leen neex mais jeexul feneen fan jeexul Angleterre jeexul États-Unis ñu ngi koy topp ba léegi te gis nga foofu am na dossier yoo xam ne xaw ma ndax yaa ngi koy suivre am de ci fan yi ñu mujj semaine dernière amoon na benn dossier bu amoon benn multinationale parce que ñoom société yi nekk ci seen dëkk ci foofu lañ koy jaare pour mën a am foofu enquête benn société buy yëngatu ci mbirum pétrole ak gaz am problème ak ay population 12 ans la def semaine il y a une semaine la ñu vidé dossier bi tant que ña fa nekkoon mu ngi fa ñi ngi bloqué mais 12 ans la def dafa mujj kii ba ñu condamné ko des milliards de dollars pour mu fay ko population yooyu c'est-à-dire yëf bi da nga koy xeex xam ne c'est le temps de la justice ak ñi ngi ko seqal tam ay multinationales lañ boo xeex ak ñoom benn milliard rek la ñuy jox ay cabinet avocat ne la jàppal ma ñii ñoom c'est ay association lañu ay jeunes lañu ay pays sous-développés lañu ay yu kenn xamul fexeel rek ba yëf bi kale mais am na fu ñuy jaar foo xam ne y a des pays yoo xam ne député yi xam nañu déjà
ne ko dossier bi nii la demee xam nañu impact bi te kenn ku bokk ci ñoom muy Franck Timis moom rek doy na procès jël kooku muy di ko dugal ci ay contrat Sénégal rek bu ñu demee ba ci biir ba gis liñ ko condamné gis fu mu jaar loolu rek doy na tooñ mën na ñëw fii expliquer def ay affaire wane ay déet mais boo demee bay xaatim contrat nga war a seet kan ngay xaatimal contrat wax dëgg yàlla ay gouvernement yoo xam ne ay nit ñoo xam ne mais pratiquement bi ñu koy signer amagul société dañ ko signer ba pare muy soog a créer société loolu maguy mënul passé loolu donc loolu ñu def noonu yépp mi ngi fi ba sànq ba tey loolu yépp dafa bokk ci xeex bi jëm 2024 loolu yépp daf ci bokk est-ce que kon da ngay jàpp ne loi bu ñu jël may fàttali ne aussi doonoon nga ministre chargé des nouvelles technologies de l'information et de la communication ci jamonoy Abdoulaye Wade est-ce que da nga jàpp ne kon xeex bu jëm ci 2024 loi bu ñuy nar a jël pour encadrer réseaux sociaux yeeg yi ni mel ci la bokk mais mënuñu ko loolu dañuy wax rek gis nga xamul tax mënuñu ko parce que ba ñuy def gouvernance internet fa ñu toogee di wax naka lañ koy defee ñun taluñu ko woon boobu fekk na maa ngi ARTP ñi jël ay directeurs yoo xam ne liggéeyuñu ci télécom directeurs yi di jël seeni secrétaire rek seeni xarit ñuy dem ci réunion yu mel noonu nga jël dëkk bu mel ne États-Unis dafa jël benn ambassadeur nommé ko jox ko rang d'ambassadeur pour mu xool naka la ñuy defee gouvernance su internet jox ko 170 personnes équipe pour ñu wax naka la ñuy defee gouvernance su internet tey jii xanaa ñu def ne Chine te amuñu moyens yi am suñu ay contenu bopp am suñu ay géant ngan maanaam ay ponkal yoo xam ne nit ñi dinañ ci liggéey mais sinon lan la ñuy def dañuy wut ay armée yoo xam ne képp ku bind tudd Macky Sall ñu ñëw jël si la tëj la noonu la ñu nar a gouverner Sénégal wala képp ku wax ne dinañ ko jëli ba pale kon moom tam ñu indilaat ko ay vidéo comme ni koy xale yi di wax ñu vaar ko parce que nag Sénégal nag il faut qu'on soit sérieux bu Guy Marius Sagna bindee ci page Facebook am di mettitlu li tax amuñu structure sanitaire ba nit bu feebaree fii boo dee kilifa ñu yóbbu la feneen ba nga fay faatu ñu ne la ñipp tëj te mu am fi ay vidéo yoo xam ne yow yaa ngi wax naan le pouvoir doit être dans la rue lan la ñuy tuumaal Sonko le pouvoir est dans la rue na xale yi génn parce que ñii c'est pas des démocrates te nañu xeex ba dem jëli ko pale génne ko pale vidéo baa ngi fii kon yooyu ni ñu leen di def est-ce que kooku mën na nekk président Sénégal boo yegsee ci condition yooyu ba pare ne léegi ku fi mettit lu sax ne structure sanitaire lii ak lii dama lay tëj parce que réseaux sociaux yi est-ce que c'est un problème de réseaux sociaux c'est pas un problème de réseaux sociaux mais presse bi écrite bi lu nekk ngi ci mais yow yaay choisir lan ngay lire tey jii dañu jël nit ñi tëj leen xam nga nañu leen tëjee góor ñi ñu jox leen football jigéen ñi ñu jox leen télénovelas xale yi ñu jox leen dessin animé ñoom ñuy dawal ak TikTok waxambaane yi ñu teg leen voilà les réseaux sociaux avec jëmale leen ci amuser mais gis nga foofu am na benn xale bu ma doon waxtaanal semaine dernière Mbour ñu bokk ci suñu association Mbour développement di ci liggéey ma bëgg mu jàppale ma muy bind daal ma ne ko léegi yii yëpp da nga koy sotti ci ordinateur def ko ci Excel enseignant la de ma gis ko muy hésiter ma wax ma daal di ne ma vraiment tata nag mënuma utiliser Excel ma ne ko mais yow comme analphabète waa léegi da nga may wan ma ne ko déedéet du ma la wan duggal ci ordinateur
au lieu nga bind Facebook nga bind comment ça marche Excel dans une semaine nga seet si ma gis nga ba mu ñëwee moom moo ma doon woon ay fonction Excel lépp a ngi ci réseaux sociaux xam nga lu tax réseaux sociaux metti ci ñun parce que jëluñu nit ñi dugal leen ci ñu defar ay contenu am suñu ay serveur bopp la ca baax la cay nekk ci niw moom la ñu xamulul moom la ñu maanaam vulgariser wul moom la ñu waxal ñëpp ne que lii jëpp xiir leen ci lii e-commerce a ngi ci lépp a ngi ci maanaam jënd ak jaay à distance jënd ak jaay a ngi ñëpp a ngi ci donc bu ma gisee xale yi noonu kooku nekk enseignant war a jàngal koo xam ne peut-être que sax du mës a bind ci këyit bu paree école day tape rek te mënul Excel je dis mais déedéet yow ak ki jàngul école yéen a benn ngeen mais comme yow mën nga dugg ci informatique mën nga dugg ci ordinateur mën nga ci jàng tey jii même man samay doom xam fan lañ jàngee anglais du ci kii ci série yi parce que systématiquement série yi version originale d'accord da ngeen bëgg seetaan série version originale tey jii am naa ci koo xam ne day bind des livres en anglais te pourtant mbirum école de commerce la nekk day bind ay livres ay romans en anglais te ci loolu la jaar musul jàng ci affaire yooyu donc loolu yëpp mi ngi ci biir mais bu fekkee ne loolu yëpp ñi war a jàngale enseignants yi kenn tàggatu leen ci na mu mëtee mais naka la ñuy jàngalee xale yi boole ceeg xoolal condition yi xale yi di jàngee ci classe yi bala ngay yegg sax ci ordinateur xoolal classe yi donc gis nga loolu yëpp boo ko defee parce que yeneen kenn mënul arrêter internet kenn mënu ko arrêter xam nga parce que non seulement dafa amal nit njëriñ mais tey jii ñi yore àddina bi muy gafaay mais ñoo yore àddina bi Covid bi bés buñ ci génnee mais ñoom seen loxo lu bari mi ngi ci médecine bi nañuy fajee suba mais ci internet lay jaar ni ñuy bayee tey ak suba ci internet lay jaar yow nag yow loolu yëpp au lieu nga xeex pour loolu yëpp nit ñi di ko dégg bés bu nekk ñu lay dégg nga naan am na ku ñëw wax ma lu ma neexul ci internet am na ku mu ñëw wax xam nga c'est-à-dire même pédagogiquement au lieu nga xool xiir nit ñi ci lu baax combler cours yi parce que voilà Covid bi cours à distance yi ak yooyu combler cours yi ak loolu yëpp au lieu nga def benn communication bu jëm ci loolu mu jëm ci lu baax yaa ngi xool li nga xam ne ci lu bon la ba may wax dama koy wax sama moroom ñu bari ñuy def politique ma ne leen boo leen bëggee politique mais les conférences de Sciences Po les meilleurs professeurs les conférences des grandes écoles américaines des grandes écoles de Shanghai qui sont les meilleurs au monde ñu traduire ko ci kàllaama yépp peut-être pas wolof mais en tout cas kàllaama bu ñu mën a dégg mais demal suivre ko doo am diplôme parce qu'il faut nga fay parce que pour def contrôle yi mais di nga xam li ci nekk xiiral xale yi ñu ñu jëfandikoo noonu internet xam nga du tere mais journal papier am na ci lu bon est-ce que dañuy tere journal parce que gëm naa ne lu ci baax bari na ci torop télévision bi lépp a ngi ci dañuy tëj télévision yi loolu du wax dangay yee nit ñi ubbi xelu nit ñi mais gouvernement dictature niñ koy seetloo mooy du bëgg mukk dëkkam yow rawatina waa Sonko yi nag dañoo am doole ci réseau yi waaw du ñu bëgg mukk kooku moom noonu la c'est toute la génération génération boobu koo ci teg jàngaloo ko dara mi ngi dawal doon na bay jóge fa nekk maçon jóge fa nekk kii mais jox ko téléphone won ko ñaari yoon ñetti yoon mais jeex na
kon boog loolu moom jàngal ko ci lu baax. oui muy lu am solo maanaam réseaux sociaux yemul ci WhatsApp Facebook TikTok ak yi ni mel parce que aussi Sénégal dañuy seetlu ne ndaw ñi aussi foofu lañ ko bëgg a limiter mais aussi c'est très large te mën nañ cee jàng lu bëri mais aussi ñu waxaat ci beneen aspect muy aspect Covid 19 bi yaa ngi koy wax sànq ak ñu ngi rapproché 400 cas yi kii ni mel mort yi aussi ñu ngi continuer su hôpitaux yi ñu ngi déborder même buñ ko waxul sax carrément dañ koy sentir vaccin bi di waaj a ñëw Sénégalais yi aussi lu ñu seetlu ñëpp gis ko même bu sondage amul ñu bëri ragal ko loolu lépp de manière générale nan nga ko jàngatee Covid 19 beeg gestion beeg yooyu. en tout cas Sénégalais yi maa ngi leen di wax leen. ku bëgg dem màkk di nga ñàkku. sinon doo dem de. voilà loolu rek. doy na déjà pour sa nga laajte ndigam da nga war a ñàkk wala doo ñàkk. su weesoo loolu. Covid bi quand même xam nañ ne que. mbir mu doy waar la. dëkk yi gën a respecté li ñuy wax. moytu leen de leen takk masque. bu leen mbooloo. Covid bi day dem ak di ñëw. ñu gis ne que léeg-léeg mu ñëw. nekk benn forme boo xam ne. du sax gën a rayaate mais day gën a wàllaate. te gannaaw day gën a wàllaate. ñi gën a dee dañuy gën a bari. mais tamit. bu ñu demee ba dem. Covid bi lu mu rey. motul sax 0,1%. 0,1%. li mu rey dëgg. ci benn dëkk motul sax 0,1%. mais dafa occuper espace médiatique bi. ba yóbbu fitu nit yi. ak itam occidentaux yi bu ñu amee problème àddina bi yépp am problème. àddina bi yépp am problème. ba ñu vaincre sida pare nañ ci. paludisme ba mu fa ñëwatul pare nañ si. kon boog tey jii ñun. su ñu amee dëkk boo xam ne 95% ay góorgóorlu lañ. ñooñu dañ ne leen toog leen bu leen dem fenn. dañuy jug wuti lu ñu lekk. parce que yow mënoo leen jox loo leen lekk lu ñu lekk. parce que boo amoon loo leen jox ñu lu ñu lekk. dëkk bi defe naa fekk na nga organiser ko. ba nit ñi am salaire. di cotiser ci ay caisse yoo xam ne boo nekkee chômage dañ lay fay. maanaam yeneen dëkk yi. yooyu yëpp ñoo ànd. gannaaw amuñu loolu yëpp. ñu war a seetaat quand même naka la ñii. comme ni mu ko waxee woon dundee ak Covid bi. te tamit di def lu yoo xam ne c'est cohérent. maanaam. gannaaw mbirum wérgu yaram la. ñu dooleel. fa ñuy fajee. du rek Covid de. parce que Covid li ko tax a doy waar. mooy boo amee cancer Covid yegg si nga dee. soo amee diabète Covid yegg si nga dee. soo amee hypertension Covid yegg si nga dee. kon boog mën nga am yooyu yëpp di dund. mais fajal yooyu. wala dangay xaar ba ñu am Covid ngay soog a jóg. quand même loolu du stratégie sanitaire. man li ma gis mooy. ñi nekk ci maladie yi fi nekkoon. déjà dafa am problème. fii koo fi ne hôpital. te da ngay génn tuuti Dakar. ku war a dem hôpital rek sa fit dem na. te boo yeggee hôpital gis ko. di tax sa fit war a dem. mu nekk ci accueil bi. mu nekk ci kañ lañ lay faj. mu nekk ci garab ga. analyse ya. biologie ya boo waree am rajo. asamalaak scanner. yooyu bu ñu la ko waxee. da ngay daal di toog sa kër. li des tuuti. nga jox ko sa njaboot. yow xaar yàlla. donc Covid bi. presque mooy mujjanteel bi mooy comme xobu Ousmane Sonko yi rek. xale yooyu ñuy wax seen wax. bañ a wax li nekk ci gannaaw. kon bu ñu bëggee ne dañuy faj Covid bi. dëkk yi nga xam ne comme ñun yàlla def nekk suñu population dafa jeune. moo tax ñi dee bariwuñu. mais kon buñ ne dañuy vacciner. dégg naa ci ay chiffres ne que ñi ëpp 65 ans. motuñu 5%. xam nga. waaw xam nga ne ñooñu la ñu war a vacciner non. waaw ak personnel de santé bi. te boo jëlee fonctionnaire yëpp ci dëkk bi dégg naa 1% lañ xaw ma 2%. donc yeggaguñu 10% de la population. kon loolu ñaata la ci vaccin.
xam nga mën nañ ko xayma kon bu ñu tiital ak ay milliers de milliards nit ñaa ngi réfléchir wante may laaj leneen lu tere bu ñu naree vacciner ñëpp gratuitement lu tere joxuñu la masque buy jar 50 francs ñëpp xanaa 50 francs yombul de yomb na de yomb na moom lu tax defuñu ko man non seulement je trouve que incohérence yooyu moo tax nit ñi di toog di xalaataat ñàkk pexe ci bu leen feebar dëgg-dëgg dalee ndax dinañ leen fajam déet moo tax nit ñi di xalaataat boole ceeg lu la dal dëkk bi mën na la faat déshydratation mën na la faat comme ni ma la ko waxee woon ci njëlbeen ndaw soosu faama noonu personnel de santé boo ku xool nataalam xam ne kii ñeent fukki at bu ci yeggee ca la yam oxygène te muy liggéey ci seen biir yow amoo oxygène sa oxygène matul moo tax nit ñi duñu def confiance moo tax confiance bi mënuñu ko am te lenn moom mënu boo moytul du ci ñàkk marché ya amoon ak mbuxum ya amoon ci ba ñu tiitalee ñépp te sànq ba léegi rendre ñu compte ci xaalis ba fu mu jaar del xool vaccin yi fu muy mujj ñu ngi ciy tudd entre 20 milliards 380 milliards lañ ci nar a dugal del xool marché yi fu muy jaar ndax bu ñu demee ba ministère de la santé di xëccoog PNA ay commande de marché bañ ciy xuloo ba muy génn ci presse bi mais ñooñu lu leen tax a jug wér-gu-yaramu nit ñi la wala toujours rek comme ni ñuy wax naan ki nga xam ne bu déggoon sax ne fii moom nit ñi daf fi am épidémie boo xam ne ñi ñëpp a ngi xaru mu daal dee gaawantu dem wuti ji ay buum ñëw taxaw di jaay xëy na peut-être looloo fi am xam nga loolu yëpp mooy Sénégal bi tey xel nit ñi Sénégal bi merloo nit ñi loolu yëpp la man nag ci vaccin bi dama ne ñi nga xam ne am nañu yenn feebar yi personnel bi man xam naa ñu bari ñu vacciné déjà yu nekk à l'étranger liñ ma wax ci li ñuy wax effet secondaire maanaam bu ñu la ñàkkee ba pare liñ ciy am loxo bu diis bopp bu metti moomu mat 2-3 jours mu daj laaj naa ñëpp ñi ma xam ñu vacciné loolu rek lañ ma wax dégguma ci daal benn cas yenn vaccin yi ñuy wax ne li ñuy laam-laamee ndax baax na am déet li ma ci dégg mooy mi ngi dépendre ci virus bi ci ban façon virus bi la parce que Afrique du Sud commencé woon nañ di vacciner ñu mujj taxaw parce que ñoom bi ñu am bokkul ak par exemple bi nekk fii voilà donc leneen tam liñ ci taataan ci xam-xam donte vaccin yu bees yi nit ñi ñu ngi koy ragal parce que mi ngi soog a ñëw mais boobu façon vaccin ni scientifique yi ñu ngi ci seet depuis 15 ans te wax dëgg yàlla depuis 10 ans am na ci ay prix am na ci ay yëpp Covid bi dafa yegg si fekk càmbar bi sotti mooy ARN bu ñuy wax ARN bi ñuy wax boobu maa ngi ciy liir lu bari am na ci ñu bari ñoo xam ne am nañ ci ay prix même sax principe bi sax am na ci ku ci am prix Nobel donc par contre niñ ko utiliser ci Covid bi loolu moo dafa gaaw mu accéléré léegi nag nit ñi ñoom moom seen bopp mais defe naa ne jar na ñi nga xam ne ñoom la seen xel màcc te ñu nekk ay spécialiste ñu génnaat wax parce que ñooñu bu ñu waxee ci mbirum vaccin bi ñu bari di ko dégg su boobaa bu ñàkk bi yegsee ku ci nekk di nga choisir bañ a dugg ci réseaux sociaux yi ñu lay won benn jigéen boo xam ne dañ ko ñàkk mu daanu xam te xamoo fu mu jóge ak yu demee noonu loolu di la tax ngay bañ wala ngay nangu au moins gis nga ne kii mooy docteur tel ministère a ko yónnee mi ngi taxaw fii wax na ci rajo communautaire yi wax na ci rajo nationale yi wax na ci télévision yi wax na ci lii ñoom bu ñu waxee defe naa ne liggéey bi na fi gën a yomb waaw jërëjëf kàddu gu mujj gi kàddu gi daal mooy nañu xeex mbas mi parce que jafe-jafe bu rëy la indi ak tolof-tolof
du ñu nangu ñu jël mbas mi di faagaagal suñu démocratie du ñu bàyyi ñu liquider opposant ci loo xam ne ay tuumaal la ay gàkk-gàkk yara kiyam la daram la te wekkuñu ko fenn duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg te taxaw nañu pour xeex ko ba fi xeex bi mën a yem na mu déterminé woon 2012 noonu la ñu déterminé tey ji te danañ ko xeex te lii yépp buñ ci fàtte ne que bés bu ñu yàqee Sénégal ñun ñëppay perte ñun ñëppay perte kenn du ci mucc kon ñëpp nañu delloo ci xel yi ñi war a wax ñi war a faj xaalis bi ñu dugal ko fi ñu ko war a dugal jàmm ne ñooy ñun ñëpp ñu nekk ci suñu Sénégal bi ñu bëgg. www.senegal7.com, le roi de l'information en temps réel. Suivez-nous sur YouTube, Facebook et Instagram. Téléchargez l'appli Sénégal 7 sur Apple Store et Play Store. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.